salaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu ku nekk tuuram ak santam di leen dalal ci studio iRadio ITV bu groupe Emergent Invest dem mbégte tey ci ajuma ji di waxtaan li nga xamante ne lu soxal réew mi la parce que ab réew nee nañu boo bëggee développement am transport dafa am solo te transport ñëpp xam nañu raay lu am solo la ci réew gis nañ nag Sénégal nag amoon na raay bi colon yi nekkee fii mu doon liggéey ci loolu mu dem ba benn moment plan d'ajustement structurel bu ñu indi ci réew mi ci temps Abdou Diouf ñu démantelé lépp luy raay ci àdduna ci Sénégal fii yëpp Abdoulaye bi mu ñëwee tentative yu bëri amoon na pour ñu defar raay bi waaye raay bi ba léegi doxut léegi nag am na société yi bees yu ñu defar mettre ko en place pour ñu waxtaane loolu mooy société Dakar Bamako kii di monsieur Kibili Touré di ko diriger ñu invité woon ko tey nag ci émission bi pour ñu waxtaan ñu si loolu waaye ci guddi gi la ñu envoyé message nee na moo dootul mënata ñëw ndax dafa am gàllankoor moo tax dañu tey ñu décidé def émission bi ak kii di Mbaye Thiam kenn du ko présenté Sénégalais yi historien la archiviste nekk EBAD xam luy raay wundu te liggéey ci loolu def ci ay thèse waxtaan ci bind ci xam lan mooy maanaam njëriñu raay ci réew léegi dañu gis nguur yi dafa génne benn plan d'aménagement territoire kii di Mamadou Djigo nekk directeur général bi ñu defar ko ci 5 ans loi bi ñu adopté plan bi def ko loi léegi plan boobu dafa woone fépp ci réew mi yenn gàncax ñoo fa am yenn recherche ñoo fa am ak naka lañ ko mën a exploiter ci exploitation boobu nag dafa am solo raay am ci solo parce que raay moom mooy transporter yi fii te transport bu gën a moins cher la te tamit bu ñu bëggee réew mi jokkaloo nañuy mën a demalante raay bi lu am solo la moo tax raay dafa nekk solo bu loolu ci cœur de développement autoroute gaa baax na aéroport baax na waaye ñu bëri ñi xamante ne suñu néew ju doole ñi raay moo leen gënal parce que raay bu amoon dañu mën a demante dëkk yi dana dundalaat dëkk yi sëñ Mbaye Thiam plan d'aménagement territoire defoon nañ ko gis nañu ñu insister ci mbirum raay bi ban importance la amal Sénégal tey fu ñu toll nii. jërëjëf Alsaan maa ngi am mbégte di ànd ak yow ci émission matinale bi ci suba ñuy waxtaanee loo xam ne man gëm naa ne bokk na ci yi nga xam ne du sax condition pour émergence bi ñuy wut mais prérequis la maanaam loo xam ne lii fii ak defaruñ ko ba pare. dooru sukkandiku ci pour defar développement wala émergence duñ ci àgg muy lan muy raay bi saxaar ci biir Sénégal. muy observation boo xam ne bi nga ko defee wax ma ko li tax ma gën cee sawar moo di observation bu am cëslaay la ci réew mi parce que taxawal saxaar raay bi di dem fu nekk ci biir Sénégal dafa am aspect économique maanaam ci koom-koomu réew mi nga xam ne am na ci rôle boo xam ne moom rekk ko mën a jouer oto du ko remplacer leneen du ko remplacer dafa am aspect culturel ndaxte ci biir taxawal raay daf ci am ay infrastructure ay équipement ak ay activités yoo xam ne dafay suqali nu mu tiiti culture réew mi ba pare di leen fàttali ci lu bari parce que bokk na ci soo gisee man bokk naa ci ñi nga xam ne ci année yu gannaaw association des professeurs d'histoire et de géographie génne woon nañ fi benn téere ci gaar yi nekk ci Sénégal chemin de fer fi mu jaar ak gaar yi nga xam ne suñu patrimoine culturel gaar yooyu nekkoon ci réew mi li ko dali Ndar Louga Thiès Rufisque Daara Jolof Linguère Kokki ak yu bari ëpp nañ lu ma téeméeri gaar ci réew mi yoo xam ne ci suñ culture la ba suñ patrimoine soo demee tey yi ci ëpp mi ngi commencé daanu di yàqu am na aussi aspect sociaux parce que aspect économique mais aspect sociaux maanaam am na dëkk yoo xam ne yii bi raay bi amee saxaar di jaar ci suba jaar ci midi jaar ci ngoon ñu bari ñi amutoon yenn métiers yi nga xam ne dañu xëy nekk seen atelier wala nekk seen bureau kii ci loolu lañ doon dund soxna si nga xam ne day yeewu la matin fajar defar ay beñeem dem gaar ba jaay ko saxaaru suba dellu si 1 heure indi yowaat saxaaru midi dellu si takkusaan indi saxaaru midi loolu moo doon activité am kii jaay lii kii jaay ñu bari man mi nga xam ne ba may gone ba ma daan dem Jolof jóge Ndakaaru saxaar laa daan dugg gis naa ñi daan jaay soow ci biir saxaar gi diggante Louga ak Linguère activités yi mu doon def muy ay activités sociales yoo xam ne yii yooyu yépp léegi daf fay jóge ba pare nag indi nag dernier aspect bi mooy dafay dindi lenn ci suñu page histoire bu am doole moo di
ku jàng histoire ci réew mi xam nga ne li ëpp ci jànkoonte les dernières résistances politiques ci réew mi mais mi ngi sukk woon ci gouvernement colonial bi mu taxawee moom raay bi moo ko intéressé woon maanaam jokkale Ndar ak Ndakaaru jokkale nu mu teeti Ndar Ndakaaru ak Tamba jokkale Ndar ak Matam par kii defar ki yëpp ci la ñu bari ci réew mi xeex ak tubaab bi ba tubaab bi jëlee leen fi or bu fekkee ne dem nañ ba dans les années 1970 80 président Abdou Diouf nekk fi Banque mondiale FMI ñëw poussé ko ñu dajji raay yi ba yenn ci gaar yi sax ñu toj ko am na gaar boo xam ne ban koy toj ba Daara Jolof man bind naa directeur du patrimoine culturel ne ko kenn amul droit toj gaar boobu parce que gaaru Kokki gaaru Daara Jolof gaaru Linguère ak district gu Linguère ay bâtiment la yoo xam ne moom kii messe des officiers bii ci Ndakaaru ak bâtiment yi mel ne moom nu mu tuddati bokk na ci suñu cëslaayu architecture coloniale mais toj nañ ko lañ fa def léegi kenn xamul lu muy nuru or yooyu yëpp nag dafay tax buñ fekkee ne ñi ngi waxtaanee affaire gaar bi dañuy indi aspect yooyu yëpp mais bi ci ëpp solo mooy li nga duggee moo di koom-koom bi nga xam ne raay dafa am ci réew mi man bokk naa ci ñi gëm ne Alsaan gis nga coowal Casamance lii bokk na ci yi koy fay doon na nekk ak yu bari nag mais man gëm naa ne doon bu fekkoon ne saa yu ñu xëyee saxaar départ Ndakaaru jaar Ziguinchor dem Kolda dem nu mu teeti Bignona saxaar départ foofu ñëw Ndakaaru bu ngoonee saxaar départ yi fii fanaani Casamance saxaar départ Casamance ñëw fii yu bari dina ko dindi mais le fait que ay population ñu tasaaroo complètement ay population amoon ay cëslaay amatuñ ko amoon ay fàttaliku amatuñ ko ba pare amoon lu ñu doon wéeru di dund amatuñ ko kon nag dafa jot ci nag léegi ñu dellu siwaat ci kii am na nag évidemment lu ci xaw a dal xel parce que raay bi quand même doole parce que 1883 la ñu taxaw la compagnie de chemin de fer Dakar-Saint 1883 nga xam ne taxawal nañ ci ay nu mu teeti effet ay charge ay koom-koom ay liggéeykat yoo xam ne yii bokkoon na ci taaw nu mu teeti gis nga kii lu mel ne dëkk bu mel ne Thiès industrialisation bi ñu fa bëggoon fii ak sukkandiku wut ci chemin de fer bi fa nekkoon du dem li rey raay bi moo rey textile yi fa bëgg a dem rey yeneen yi ba nga xam ne bii parce que dafay am ci mooy fondation bi ba tax na buñ taxawalee gouvernement récemment dernier gouvernement taxawal ci un secrétaire d'État chargé du réseau ferroviaire taxawal un programme de relance du transport ferroviaire national PRTF ba taxawal nu mu teeti ay société ci seen biir comme GTS comme nu mu teeti beneen société bi yore infrastructure yi dañuy jàpp ne yaakaar judduwaat na mais man li tax bala ma koo gëm dama koo gis moo di bi président Ablaye Wade di ñëwee façon projet raay bu ne woon nañu ko grand écartement petit écartement nangam lu ne woon nañ ko fa dara lañ ci réaliser wul bi ñu jëlee raay bi jox ko quelqu'un qui certes est sénégalais mais profilam ak kii waruñu woon a doy ñu jox ko mais gis nañ fi mujj cheminot yaa ngi nii nu mu teeti kii soo demee Thiès soo demee Guinguinéo soo demee nu mu teeti Kaolack baa ngay àgg nu mu teeti Tamba combien de familles combien de travailleurs combien de régions de villes vivaient du chemin de fer yooyu yëpp nag bu yaakaar taxawaatee day laaj ñu di ko waxtaane te bañoo ko waxtaane am politicien c'est-à-dire lii baax na lii baaxu non raay moom munta ñàkk Alsaan jàngat naa bu yàggul rek ñuy wax ne diggante 18 heures nga xam ne ci le train de voyageurs yi commencé di wàññeeku ba 20 heures en France mais diggante waxtu woowu ba 6 heures du matin il y a entre 1000 et 1500 trains de marchandises yuy daw waaw dañoo gis ne que état bi dafa am plan bu bees bu mu defar mooy plan d'aménagement territoire ci plan bi bu ñu ko jàngatee xool ba ci biir def na benn loi d'orientation pour appliquer plan bi dafa woone potentialité réew mi fu mu nekk maanaam goxaan bu nekk lal gàncax yi fa nekk lu maam lu ñu ko mën a exploiter te nee nañu raay dafa bokk au cœur de ce plan naka lay raay bi di mën a tey def par exemple boo nekkee Tambacounda mën a xëy Tambacounda ñëw Dakar liggéey soo wàccee ñibbi parce que gis nañu France ñu nekk Marseille
bu ñu yeewu suba teel bu ñu jëlee TGV jóge Marseille ñëw Paris liggéey bu ñu wàccee ñibbi te loolu ñu bëri na nañu loolu bu fekkee ne Sénégal àgg na fa parce que ressources yi am na bu ñu ko xalaatee bu ñu ko defee ni réew yi defee ni ko Chine defee am yenn maanaam infrastructure yu mel noonu dina tax xëy na dund bi wàññeeku Dakar ni ñu concentré wu fii Dakar mu wàññeeku développement ba ñuy wax ay agropole ak yooyu raay bi bu ko amulee dina ko gàllankoor. gis nga Alassane man déjà en 1976 bi may def sama mémoire de maîtrise sur le Jolof et Bouna Ndiaye sama kilifa ki ma jiite woon nga xam ne mooy sama sëriñ ci histoire muy professeur Mbaye Guèye moo ma njëkk a fàttali ba may commencé ne ma bul fàtte nag nga consacré benn chapitre ci mémoire bi ci le chemin de fer du Louga-Linguère ma ne ko bon mu ne ma parce que nag li ubbi Jolof boole ko ci biir colonie bi ba boole ko gën koo dëgëral ci biir réew mi mun a foofu la jógee bi may gëstu gis naa xam nga nit ñi bu ñuy wax dañuy wax Bouna Ndiaye moo gasab teen réew mi ba gas nay teen gaa parce que bi mu foloo 1895 ba ni mu départ 1935 la moitié de son salaire dafa ne woon buñ ko fay nañ ko def ci kees di ci bënn ay teen ci biir Jolof loolu moo ay firnde yu wóor laa ci am du rek wayu nu mu teeti kii dama mais ñaareelu projet bi nga xam ne moo ko gënoon a ñor moo di xam nga moom dafa jàng parce que koo xam ne kii bin lay fal ñi ngi la jëlee collège Alaoui bu Tunis la jógee après bi mu jaaree école de fils de chef ñu fal ko buur ba Jolof mu jàng donc di bindante kii bokk na ci bi mu toogee li mu njëkk a yëkkati moo di gannaaw rek la ndox ci biir Jolof fokk ñu fexe ba gom werek muy dàkkaande gii nga xam ne moo doon force Jolof ak liñ fay bay ak as néew ak soow ak meew ak it yàpp wi nga xam ne bii zone d'élevage la fii ak amuñu saxaar gu koy yóbbu vers la côte fi nga xam ne ñiy jënd am alal foofu la ñu nekk du leen jariñ donc 1904 la Bouna Ndiaye ci boppam commandité une étude sur le chemin de fer mais boobu fekk na tubaab bi ñoom bëggoon nañ ko déjà parce que 1885 traité bi tubaab bi njëkk a signé ak Albouri Ndiaye à Mégélé bokk na ci ñu ne dañuy prévoir benn chemin de fer boo xam ne day jóge Dakar Saint-Louis jaar Bakel traversé Jolof dem Matam dem Ferlo l'article 6 ci traité boobu mi ngi ci 1885 donc saxaar kii nu mu teeti Alsaan li tax muy cëslaayu développement moo di xam nga damay dégg souvent ngay wax toujours ci say ak say invité ne Casamance li fay ñore li ci ëpp day nëb mais parce que oto yi mënuñu koo indi mënuñoo bari oto ba indi ko parce que oto bi bu départ di ko indi bu amee juróomi fan ci yoon wi wala ñetti fan ci yoon wi mais la ci ëpp day nëb balaa agsi saxaar dong ko fi mën a indi saxaar dong moo mën a fexe ba nga xam ne soo demee fu amul jën ci réew mi fi am jën di leen ko jox ñi am jën te amuñu fruit ña am fruit ñëw ñuy joyante ñi am xorom di yóbbu ñi am lii di yóbbu mais surtout ba saxaar gi di transporter gerte gi di ko yóbbu Kaolack di ko yóbbu Diourbel mais coow lii ñu am tey amuñu ko woon ci regroupé mu teeti l'arachide dans les points de collecte donc bu fekkee ne dañoo bëgg a taxawal développement li nga wax léegi moo ci mënuñoo ñàkk fexe ba nga xam ne dañuy lëkkale réew mi à partir d'un point central géographie ci jàng ci réew mi yépp jàpp nañ ne boo génnee Thiès Dakar parce que Thiès dootu point central banlieue Ndakaaru la rek léegi la preuve ñu bari ngi léegi dëkk Thiès sax di liggéey si Dakar mais wax nañu diggante à partir de Diourbel bu ñu defee une étoile nga xam ne fa la saxaar yi mooy croisement saxaar yi di dem dans toutes les capitales régionales parce que man dama gëm ne nag Casamance nag fii ak nit a nga fay jógee di traverser am réew moo xam ne bokkul ci réew mi door a duggaat ci réew mi mais jafe-jafe mënu fay jógee mais bu fekkoon ne waa Casamance comme tu dis dañuy déparé nu mu teeti Casamance ñëw Ndakaaru ñëw Thiès ñëw Diourbel ñëw Ndar nu mu teeti ñu vice versa su fekkoon ne richesse yi ñuy wax ci réew mi muy phosphate yi nekk Matam gis nga train de bii ñuy wax Louga Linguère soo xoolee ci archives yi Louga Matam la tudd Louga Matam parce que dans les archives déjà ñi ngi waxtaane
l'exploitation des phosphates de Matam ñu ne lu koy indi ñu ne bateau mën na koo jël yóbbu ko Ndar mais loolu dafay compliqué saxaar gu koy jël ñëw dem Ndakaaru lii dem Ndar looloo gën a wóor kon nag dafa jot ci de manière volontariste man bokk naa ci ñi gëm ne terre bii ñu defar saxaar gii ñu ne day jëm aéroport te nag àggagu fa parce que pour le moment jam ñaajo lay yem man nangu naa ne war naa mën a nekk parce que ku ne xam na ne bi aéroport amee bi ñu yokkee doolee aéroportu Paris jël Orly yóbbu ko Roissy mais ci lañ defar saxaar bi nga xam ne boo accès ci suuf rek wàcc ne fu la neex dem mais nag li ko gënoon a urgent en termes de priorité parce que dama lay déggu si souvent ngay wax priorité ci réew mi moo doon fexe ba nga xam ne ñi gën a sori parce que kii dem avion nag di dugg avion mais dugg taxi jël du autoroute bi dem aéroport war koo jafe-jafe même su fekkee ne kii mais nag defaroon saxaar goo xam ne bii tous les points de frontière ak yi sori ci réew mi saxaar day jóge ci capitale dem dans une étoile bu nekk ci centre réew mi relier toutes les capitales régionales et départementales du Sénégal mënatul a ñàkk lépp luñ mënti def ci alta man ci loolu laa gëm man nag du ma économiste. est-ce que loolu mun naa dooleel aménagement territoire bu ñuy wax tout le temps. agropole ak affaire yooyu. gis nga aménagement territoire Alassane amul benn réew bu ñu mën a développer te amul aménagement territoire gis nga ñàkk aménagement territoire wala tardé koo def moo tax. un tiers de la population du Sénégal wala un quart dëkk Ndakaaru parce que nit ñi nag teraanga rek la ñuy wut si Ndakaaru buñ ko amoon fan juddoo duñ ñëw teraanga la ñuy wut si Ndakaaru lu bu ñu toogee ñeent fukki at benn université rek nekk ci réew mi ba pare ñu yokk lycée yi mais ku am baccalauréat ñëw xam nga léegi bu fekkee ne capitale régionale yi 14 capitales régionales yi au moins moitié bi am nañu ay université bu fukk amee baccalauréat bu juróom ñëwee Ndakaar yi juróom yi des bu ñu jógee développé mën nañoo àgg ba ci ñaar yi ñëw Ndakaaru. waaw ci plan bi wax nañu sax war nañu créer benn université boori diggante Saint-Louis ba Bakel comme ça université agricole xale yi Fuuta yi balaa ñëw Dakar de concentré wu fii di am problème location di jàng foofu mën fa liggéey gàncax bi nekk foofu. xam nga aménagement territoire Alassane c'est un tout. c'est-à-dire mooy li nga xam ne dañuy xalaat ne développement bi du développement boo xam ne bopp bi day rëy yaram wi. tuuti. dañuy fexe ba fu nekk ci réew mi nag am réew nag mu ñëpp tolloo nag amul fenn ci àddina réew moo dem am na fa région wala ville wala kii yu gën a rëy. parce que noonu la àddinay doxee mais dafa am na looloo xam ne lii munta ñàkk. li munta ñàkk moo di fexe ba réew mi dañuy seet ay pôle géographique yan ñoo xam ne mën nañoo ànd lëkkaloo ba nga xam ne ku nekk li nga am buñ ko organiser. dina leen mën a jariñ foofa ña fa nekk jariñ ñi nekkul ca foofu c'est-à-dire lii ñor Casamance nan la ñu mën a fexe ba mu téye gone yi dëkk Casamance maanaam lu ñuy wax marché intérieur bi nan la ñuy fexe ba ñi nekk Casamance di ca dund di ca liggéey ñi nekkul Casamance nekk Fuuta nekk Jolof nekk Saalum mais di ca jot buñ ca bëggee jot mais dañu toog fa ñu nekk mu fekk leen fa lii ñoree Jolof nga xam ne waa Casamance bëgg nañ ko te mënuñu cee jot waa Jolof di ci dund di def élevage di ci dund di def soow di def fromage di def mais fexe ba ñoom it bu ñu defee lañ bëgg Casamance muy agrumes yi bu ñëwee mais juyaloog saxaar gi yóbbu li waa Casamance bëgg ñi am jën mais def noonu taseeg ñi am yàpp noonu la ñu organiser un pays nga mais nag duñ ko def nag de manière politicienne maanaam dagg-dagg réew mi yoo xam ne bañ koy dagg dañu seet ne Alassane mi comme la jël nañu seet luñ ko jox ñu ne nañu dagg li ci mbay yoro jox ko ñu dagg ca tuuti jox ko keneen yëkkati ñu dagg ñu tasaare nu mu teeti man-man yi tasaare koom-koom yi tasaare pas-pas yi am réew Alassane dañ koy defar boo xam ne dañuy départ ci suuf jëm ci kaw doo jóge ci kaw jëm ci suuf parce que ñu bëri yaakaar nañu fi ñu toll ne ak pandémie bi ak certitude yu mu daanal économie yu mu daanal bu ñu aménagé réew mi ni mu war a cohérence dina am problème ndaxte bu ñu ko aménagé dañuy mun a génne li réew mi am en termes de ressources Sénégal yi mun ci jot te tamit sur le plan stratégique bu ñu xoolee réew yu ñu wër bu ñu aménagé réew mi sax ñooñu mun na am impact sécuritaire ci réew mi. gis nga Alassane réew mi mën naa dem. dañ ko tegul ci yoon wi muy demee. Sénégal. mën naa dem parce que nag li tax tubaab bi yàgg fi ni mu fi yàggee ba mu fi jógee ba tey nanguwu fee jógee. waaw
parce que dañ na dem na waa ne demut. demul mu ngi pompé. c'est que dafa xam ne fii réew la moo xam ne mii réewu mu mën a rapporter la. moo tax tubaab bi yàgg fi. kon ñi nga xam ne dañoo wax ne ñoom moom suñu bopp mais war nañoo jóg ci suñu bopp moo di suñu développement duñ ko xalaate nan la ko bitim réew gisee. surtout nag ñi nu sori. par contre nag war nañoo gëm ne nag ñun waruñoo mën a développer nag bàyyi fi Mali. waruñoo mën a développer bàyyi fi Guinée. waruñoo mën a développer bàyyi fi Mauritanie. waruñoo mën a développer bàyyi fi Gambie. ngay dem nag ba baa ngay àgg Côte d'Ivoire noonu la ngay demee ba baa ngay àgg mais nu mu teeti Congo. chemin de fer bii ñu doon wax Dakar Niger. soo demee dans les archives mais Tchad la jëmoon projet initial bi Tchad la jëmoon bu demee ba Tchad croisé ak chemin de fer Afrique centrale bi jógee boori Yaoundé ñu croisé nga xam ne tubaab bi moom njortoon na ne comme moo yilif Afrique centrale. dafa am ay kilifte yilif Afrique de l'Ouest li ñu soxlaante ci seen biir saxaara ko mën a indi. agul yooyu yëpp nag bu amee dañoo war a taxawal gis nga plan d'aménagement national bii ñu tabaxat. bu fekkee ne niñ ko bindee. parce que man jàngat naa ko. appliqué nañ ko. bu niñ ko bindee. buñ ko appliqué war nañu mën a am yaakaar ne en une génération réew mi war na mën a suqaliku ba ñu seen fi ñu bëgg a dem xam nga dinañ développer moom kenn xamul lu parce que développement moom. économie si sax xamuñu mooy lan. mais dinañ suqaliku ba nga xam ne dinañ seen loo xam ne lii dinañu jaral ñun ñëpp ñu takkunu parce que suñu njariñ ñun ñëpp daf ciy nekk. la deuxième chose moo di dina intégrer réew mi parce que réew mi nag alsaan ba tey nag intégré gul. waaw des na li ma tuddee intégré moo di fexe ba Casamance yëpp mais jàpp na ñoom ay sénégalais lañu. Fuutanke yi jàpp na ñoom ay sénégalais la. jolof yi Saalum yi Bawol yi jàpp na ay sénégalais lañu mais parce que réew mi dañuy seet ku ci nekk li nga man ñu jàppale la ba mu ñol ki ko mënut ñu fexe ba mu jot ca ñuy weqalante loolu nag feeg defuñu ko te lenn da nga ko mën a def mooy mais programme national d'aménagement du territoire bi ñu taxawal nga xam ne day wax ñan ñoo mën a ànd ndaxte dañoo jegante géographiquement ba pare seeni koom-koom roofoo ba nga xam ne bii buñ leen boolee dina jur dara xam nga ne toog ci réew mi ñuy def at mu jot entre ñu naan 1 million et 2 millions de moutons ñu rey ko benn bés ci tabaski. di rey par bés nangami milliers de nag et de xar di jël der yi di ko def ci ay conteneurs di ko exporter ñu def ko ay dàll ak i saak di indi ko di ñu ko jaay loolu xel mënu koo nangu. ku taxaw ngaay xam ne ñii. bu gouvernement nekkoon ci seen gannaaw ñu taxawal une industrie du cuir. mais nit dootu dem ba kii Maroc di wuti cuir. parce que ndax ñu leen a liggéey. ëpp ñu leen xarañ. mais nag léegi dañuy jël der bi jaay ko 1000 francs ñu yóbbu ko defar ko chemise def ci saak def ci dàll lépp di 1 million de francs ñu delloo si la ko jaay buñ koy jaay fii ñett koy mën a jënd ci fukki nit yu ne. yàq suñu alal. ñu ne déet ak yeneen. loolu nag plan d'aménagement du territoire ba pare nag articuler nag ay politique sectorielle de développement maanaam dañuy wax région bu nekk. lu mu mën. lan la mën. ban potentiel ñu ne bari moom ci mu lëkkalool lu fa ne ñu ne nangam ñu ne nan la ñuy fexe ba ñaar yooyu jaxasoo ñu ne léegi lu muy soxla ci ay nit ñu ne day soxla gone yi juddoo ci fii jàng am xam-xam am xarañ ba nga xam ne économie bii ñu bëgg den ci dugg xam nga léegi yaa ngi dégg ñu naan ñi ngi ubbi ay école pour jàng pétrole ak gaz mais xaar ba 2010 ñu di ko jël loolu kii na parce que nag pétrole ak gaz moom képp kuy jàng ci réew mi xam nga ne depuis 100 ans ñu ngi koy waxtaane baax na yàlla na àgg ak jàmm mais dafa am yeneen yu fi nekk l'industrie arachide bii ñuy wax ne ñun mooy suñ principale production agricole buñ ubbee traite bi ne non nañu exporter mais boo jaayee gerte gi mu dem ñu def ko huile delloo si la ko. jaay la ko plus cher. boo jaayee gerte gi mu dem ñu def ci diwlin def ci leneen jaay la ko def ci saabu def ci leneen jaay la ko ba pare suñu industrie yi fi nekk Jurbel nga xam ne
toll na ay temps yoo xam ne yii. SIB nekk fa. mais nekk le poumon économique. dundal SIB. nga dem Casamance. nu mu teeti SIC nekk fa. di dundal Casamance man bokk naa ci soutenance de thèse à Paris il y a 3 ans boo xam ne l'actuel directeur de l'école nationale des arts. moo fa soutenir une thèse sur nu mu teeti le patrimoine industriel nu mu teeti la SIC. en Casamance mais patrimoine baa ngay dem yoonam. ma ngay dem yoonam bu njëkk. mais ci suñu dex gi diggante Podor ca kaw jëm ci suuf mais voie économique la woon. léegi voie touristique la. ay tubaab ñooy ñëw ak Boyel Mogdaat. ñu def leen ci bateau ñuy kii mais li bateau bi mënoon transporter saxaar gi mën ko transporter mais oto mënu ko transporter. surtout que oto risque yi muy jël ci accident yi. waxtaanee nga ko fii bu yàggul. waaw 600 morts par an. chemin de fer moom àggul foofu. waaw. chemin de fer àggul dina wàññi sax accident yi. day wàññi accident yi mais donc. lii ñu yëkkati daal mu nga xam ne mooy plan national boo xam ne dañu njort ne. taxawal nañ chemin de fer ci réew mi nag ci volonté politique. man nag volonté politique ci Sénégal. yu rafet li ma ci xam ëpp na junni. waaw mais volonté politique bu ñu réaliser moom li ma ci xam motagul fukk. waaw loolu mooy problème bi de. te nag léegi maam romb naa juróom-benn fukki at. wax jëg jëf ji. waaw li ma ci xam ëpp na junni li ma ci gis. ki ko doon wax def ko matul fukk. kon nag léegi dafa jaay parce que bu fekkee ne ci GTS bii ñu taxawal nga xam ne directeur général bi. Samba Ndiaye les grands travaux le grand train du Sénégal. du grand train du Sénégal. rien que li mu wax rek ci phase expérimentale bi nga xam ne Dakar Thiès Tivaouane Diourbel la ñuy jéem a lëkkaloo pour am saxaar di kii mais bu waxee ne dañuy créer rek ci phase boobu. 700 emplois juróom-ñaari téeméeri. emploi yoo xam ne créé nañ ko ba pare. war nañoo transporter 800 000 voyageurs par mois. xam nga loolu ci su ko oto yi defoon musiba am. parce que lañ koy def musiba am war na transporter 2500 tonnes par an. de marchandises par an. ba pare nag war a couvrir à terme région yëpp. mais Alassane loolu man dama jàpp ne waroon nañ mën a wax ne mi ci budget bi Sénégal mais dañ koy assurer. parce que mais Alassane dama la wax ne gis nga gare buy dox. mais lii créé autour de la gare gis nga chômage bii ñuy wax. bu chemin de fer bi doon daw dina wàññeeku au moins de X%. parce que d'abord ñiy liggéey ci saxaar yi. ñi koy dawal. ñi contrôler. ñi nekk ci entretien. ñi mécaniciens yi. nangam mais ñiy liggéey autour du transport ferroviaire. ci dugg jaayante jëndante. mais loolu nag mënuñu koo gis nag ba pare. lëkkaloog réew mi nga xam ne d'accord nañ ne ci àddina li ko développé mais saxaar ci la bokk. mooy France. parce que gis nañu boo demee côté Matam côté wu dëkk bu tudd Boy Naaji. ak lu mu waa Prodam ñu fay liggéey mais ñoom dañuy liggéey ay kanje. mais kanje bi dañ koy conditionné def ci ay kees mu jaar ci yoonu Linguère bi dem directement aéroport dem bitim réew alors que wóor na marché intérieur Sénégal soxla ñu kanje. bu fekkoon train amoon na foofu train bu jógee Matam ñëw Dakar fii xëy na waa Dakar dañu mu lekk kanja Matam. mais bala ñoo exporter kanja mais duñ ko liggéey fii ba nga xam ne ña koy defar bitim réew di dellu si duñu ko jaay ñun ñooy defar fii bay cultivateur bi am ci njëgam. ñu transformer ko ouvrier bi am ci njëgam ci def investissement bi am ci alalam ñu exporter ko am ci ay devises. xamal sax dafa am loo xam ne xel mënu koo nangu. gis nga chemin de fer. bu ñu ko defoon gis nga aéroport yi ñu prévoir ci plan national d'aménagement territoire. xam nga lu tax mu war a mën a nekk lu ñëpp jot. mooy saxaar koy indi. Alassane man bi may door a dem France di jàng nekk étudiant. tubaab bi dëkk France. fukk yoo ci xam. kenn moo ciy dugg avion. juróom-ñeent yëpp oto la ñu dugg. xam nga lu tax tey soo demee France bu ñu tukki même ci biir France. ñi ci ëpp di jël avion. mais le train. bi TGV amee. di def ville centre ville. avion bi di ko def du mu teeti 1 heure de temps TGV bi def ko 2 heures de temps. mais saxaar gi moo ëpp njëriñ. parce que avion dañ lay convoqué 2 heures avant. fan lay convoqué du ci biir dëkk bi. aéroport toujours ci bitti lay nekk. da ngay dem fu sori. fa nga jëm da ngay wàcc fu sori. dugg ñëw. donc soo duggee avion juróomi waxtu ngay def pour jógee sa kër àgg fi nga jëm boo duggee train ñaari waxtu ngay def. waaw. man am naa xarit boo xam ne bii waaw. mais liggéey na ba retraité Le Mans la dëkk inspecteur général de l'éducation en France
Paris la doon liggéey. parce que fii Sénégal mënoon nañu dëkk Matam. mais 250 kilomètres la doon def xëy Ndakaaru liggéey ngoon nga ñibbi sa kër. sama xarit boobu ma lay wax. nga luwaas wàññeeku la nga am ay koom-koom parce que bi ngay fay luwaas fii ak charge yi ngay am Dakar pollution bi am Dakar fii boo nekkoon ci région yi di am train de liggéey di wàcc dina wàññeeku et puis dina décongestionner Dakar. mais Alassane gis nga loyer yi ñuy wax Ndakaaru. li tax mu cher. ba ñi fi nekk loo liggéey fay ko loyer. ba retraité doo am kër. waaw mais pression démographique bi moo ko indi. mooy principal kii bi pression démographique bi. mais bu fekkoon ne. sa kër nga dëkk. sa kër bàyyi sama xarit bii ma lay wax Le Mans la dëkk Le Mans Paris 250 kilomètres la 45 minutes la ko TGV bii daw. 6 heures pile lay jël train 6 heures et quart 6 heures 45 fekk ko gare Montparnasse bu daal di. jël train bureau liggéey bu wàccee 5 heures 5 heures et demi lay dugg kii train. 5 heures 40 kii 6 heures moins le quart mu dem Le Mans. bi ma ko waxee mais lii soriwul mu ne ma déet mais fii man ci kii laa dëkk sama kër fii laa juddoo fii laa yaroo. fii laa jànge am jardin am kii. su ma demoon Paris mu ne ma ci appartement laay dëkk. du am espace boobu lu ma liggéey fayee ko loyer. et puis j'ai 45 minutes. mu ne ma ñi dëkk biir Paris di dugg métro wala banlieue. maa leen di njëkk loolu saxaar rek moo ko man or léegi bu fekkoon ne dañu ne Dakar Saint-Louis. 270 kilomètres ñu ne waxtu ak genn wàll la ko saxaar giy daw. mais boo yeewu boo amee saxaaru 5 heures. mais 6 heures dem fekk la Dakar. waaw nga dem liggéey. mais ñu ne sori na. soo wàccee xanaa kon ñi dëkk Thiès ñi dëkk Tivaouane ñi dëkk Mbour ñi dëkk tous les gens qui sont à moins de 200 kilomètres mais war nañu mën a ñëw mais bu ñooñu génnoon da nga defe ne kon nit ñi den jël fi benn néeg di ko lay ñaar fukki junni ñu di ko jël. dëgg wax dëgg yàlla. mais dañ la koy bàyyee. donc chemin de fer facteur de développement bu rëy la. mais chemin de fer Alassane. facteur de développement la mais xam nga bi ñu ca départ ba dama ne la. mi ngi mel ne ngay defar kër te amoo fondation. xam nga fondation kenn du ko gis. bu kër gi pare. mais bu amutoon kër gi daanu. wala du taxaw. dafa bokk ci yi nga xam ne mooy taxawal. développement. parce que dafay lëkkale. ay activités économiques. lëkkale ay activités sociales. lëkkale ay activités culturelles. parce que nag Alassane. mais gare bii nekk ci biir Dakar. jàkkaarloog Arsenal. mais dañ ko doon seetaan ba mu daanu. léegi biñ ko defaree amul kenn koo xam ne kii. mais mën ngaa romb ci réew mi xool ko. te ci suñ patrimoine la bokk. dëgg la. mais ci plan bi sax mais démb gaaru Ndar. gis naa professeur Mary Teuw Niane. mu posté. nu mu teeti di wane gaar bi. dañ koy bàyyi ba mu daanu. et je pense que c'est fait délibérément. mais bés bu daanoo politiciens yiy nekk Ndar ñi nekk ci yore réew ma ak ñi koy bëgg. bu daanoo seen gàcce la ñoom ñëpp. mais ci plan bi dañuy def réhabilitation chemin de fer et du patrimoine ferroviaire du Sénégal tabax ligne Tambacounda Ziguinchor Bignona Diouloulou construction de ligne Saint-Louis Dagana Matam construction de la ligne ferroviaire Matam Bakel Goudiri Saraya Bofeto construction de la ligne ferroviaire Saraya Kédougou Ibel construction de la ligne ferroviaire Tambacounda Daloba. gis nga man Alassane. dama gëm ne gis nga lii buñ ko defee gone yii di taxawaalu ci Ndakaaru ñu defe ne dañoo ñàkk lu ñu def wala dañoo amul jom kenn ëpp leen jom. de créer ay formation sax. dañuy mais et puis mais Alassane bu ñu defaree chemin de fer. métier de chemin de fer. mais les métiers du chemin de fer. man gëm naa ne lii nga wax nii c'est des dizaines de milliers mais de spécialités ouvrières parce que saxaar nag saa yu taxawee. balaa départ comme avion dañ koy seetaat. defaraat ko. kon koppar bu ñuy xaar ci pétrole ak gaz wala nga mun dugal foofu. mais c'est que duñu xaar ba kii sax dañuy. commencé ko liggéey dañ ko war a commencer léegi. c'est-à-dire que lii. mais du lu ñuy xaar. parce que fii ak defuñu ko parce que loolu la dama ne fii ak defuñu ko. intention lay nekk. mais waxuma sax mais fii ak defuñu ko du ñu développer. gis nga émergence du woy. du slogan émergence projet la da nga wax man kat bëgg naa def nangam. te nga def ci moyens yi nag. ñu ne la lan lu tax nga bëgg gan gi su ma ko defee réew mi yëpp dañ ci gis seen bopp ñu ne noo koy defee nga ne nii ak nii mooy li nga wax nii. ligne yi. mais buñ ko defee. mais ala kulyaalin mais bu ñu fexee ba gone yi bu ñu jàngee ak bu ñu jàngul yëpp am ci lu ñu jàpp bu ñu fexee ne ñi nga xam ne dañuy entreprendre gis koo xam ne kii bu ñu liggéeyee mu liggéey parce que bu ñu demoon ba am 200 000 wagons dans ce pays. menuisier métallique yi duñ ci liggéey. bu baax.
tapissiers yi duñ ci liggéey. bu baax a baax menuisier bois yi duñ ci liggéey. bu baax ravitaillement. bu leen ravitailler. restaurant yi. hôtel yi. ndàngam mais yooyu yëpp nag moo tax man bu ma gisee. ça donne effet amplificateur lay am. mais bu ma gisee ñun nasaxal chemin de fer damay gëm li ndaw si doon wax est-ce que l'Afrique ne refuse pas le développement. parce que defuñu ko Sénégal yëpp. waaw or réew mi ñu poussé woon ñu def ko mais moom saxaar a ko développé. bi mu ñu colonisé saxaar la ñu développé. la ñu doon exploité. Chine tamit saxaar a ko développé. mais Chine saxaar a ko développé parce que un pays continent. nga xam ne mën ngaa dugg avion def ñeenti waxtu di daw. mais tey defar nañ TGV bu battre recordu TGV France. ñu ngi ci autour de 600 à 800 kilomètres/heure. mais loolu mooy développé kii. waaw mooy développé am réew. parce que nag bu en dehors du fait que dafay permettre nit ñi di déplacer wu parce que Alassane bu fekkoon ne dugg saxaar dem Ziguinchor dafa yomb mais dugg avion dem Ziguinchor day daal di yomb. parce que avion bu fekkee ne. day wàññi coût yi. day wàññi coût yi. bu wàññi coût yi parce que bu fekkee ne soo fayee nangam juróomi junni. dem Ziguinchor wala ñaari junni dem Ziguinchor en 2 heures. mais bu avion bi laajee ñaar fukki junni fanweeri junni kenn du ko jël. ñu bàyyi ko day tax sax ñi nga xamante ne gune yi nekk Ndakaaru te xamuñu réew mi xam seen réew parce que mu nga am say doom vacances jot nga duggal leen ci benn wagon ne leen écouter bu fekkee am na raay bu jógee Dakar jaar Saint-Louis jaar Podor jaar Ndioum jaar Matam ba Bakel ba Tambacounda ba Ziguinchor mun naa jël samay doom duggal leen découvrir leen réew mi ñu xam lan mooy seen réew. mais gis nga loolu laa doon tuddee léegi intégrer réew mi parce que xam nga suñu doom yi. retraités yi tamit. mais suñu sët yi mun a des fois pour feexal seen xol dugg ci wagon yi def tour réew mi. mais Alassane suñu sët yi. ak suñu doom yi am na ñoo xam ne ci télévision rek la ñu gisee saxaar. télévision rek la ñu gisee saxaar man bi ma nekkee étudiant te loolu nag c'est pas il y a 1000 ans bi ñu nekkee étudiant bu école Massane di tëj. ñi am bourse gouvernement bi war leen a jox ticket pour ñu ñibbi. mais chemin de fer lañ daan bindu. ñun ñëpp dañ daan taxaw guddi ñu bind ñun ñëpp sauf que nag comme yëfi étudiant rek étudiants yi tey yi ñoo ko étudiants yi démb yaay yëpp kon ñëpp dañ daan dëkk Tambacounda parce que moo gënoon a sori. ci la lay joxe ñu bind ñu dem nu mu teeti déposer pour kii parce que boo loolu nag dafay indi Alassane li nga wax léegi maanaam réew mi bu ñu bëggee mu nekk menn réew dañuy commencer d'abord ci social bi. parce que Sénégal li tax chemin de fer war a mën a nekk. mais Sénégal du Congo. waaw amul forêt. amul montagne. amul dex yu texe kii. suuf la. da ngay terrasser rek di dem. kon fii defar fi saxaar moo gën a yomb defar ko ci réew yi nga xam ne da ngay bënn ay montagne jaar ci biir. da ngay contourner ay fleuve di defar ay pont di ko tiim. donc fii c'est plat. fii c'est plat. parce que ils ont prévu dañuy prévoir 2120 kilomètres carrés de rail de plus. dañu ne dañu mën a récupérer économie transfrontalière bi ak régler problème éco-géostratégique ci plan bi. c'est-à-dire xam nga li tax raay bi war ñu mën a non seulement jariñ ñun mais jariñ suñu environnement. mooy xam nga gis nga suñu bëggee. fédération du Mali. bi ñu doon junj. dans les années 1959 60 ñu réaliser ko mu périclité. te defuñu ko nañ ko bëggee woon. dañuy fexe ba. comme léegi. libre circulation des hommes et des biens la ñu wax. mais soo xëyee Ouagadougou war a mën a reere si Ndakaaru. si yoon. boo xëyee Bamako. war a mën a añi si Ndakaaru. boo xëyee Ndakaaru. war a mën a reere ji ci Abidjan. or loolu buñ ko defee mais dafay lëkkale koom-koom yi mais dafay lëkkale destin yi. parce que nit ñi nag. signature rek taxul ñu dama leen tekki diklante dañuy dem concrètement ak dem ak dikk di miinante di xamante di jàngal ensemble di sëy ensemble ba nga xam ne seen sécurité dinañ xam ne sécurité Mali mais bu ci Sénégal bokkut du sécurité. sécurité Sénégal. bu ci Mali bokkut du sécurité. xam nga bu ñu demee bu Mauritanie beddeeku. génn organisation régionale yi nekk Afrique de l'Ouest daal di dem Maghreb arabe. mais dafa am lu mu lu kii. lu mu gis. dëgg la mais tey bu Sénégal ak Mali ak Guinée àndoon ci lëkkaloo. lëkkaloo gu dëgër péng. mais bu Mauritanie di ñëw. kenn du ko woo. kenn du ko woo day ñëw parce que njariñam mooy mu ñëw. bu ñu wanee gannaaw du njariñam. Gambie gii ñuy wax mais jarte envahir di leen forcer en rien du tout. bu fekkoon ne da ngay xëy dugg saxaar
romb Gambie doo fa jaar. dem Ziguinchor dem Bignona dem Kolda. jóge foofu ñëw Dakaaru dem Thiès dem Diourbel te doo fa jaar. mais ñoom ci seen bopp ñooy ñëw nañu yéen suñu diggante yéen nu ñu koy defaree. dëgg la parce que ñun benn lañu nag. duñu ñaari réew. or donc yooyu yëpp nag. dafa laaj programme bii plan national d'aménagement du territoire ñu bañ koo def yëfi politicien. waaw ñu def ci li war. dañ cee war a def priorité. waaw dañ ko war a defar priorité. et puis tasaare ko Sénégalais yi xam. ba lan mooy mais ba pare njëriñam nag waxtaane ko. xam nga fii dañuy def programme yu bëree bëri te kenn du ko socialiser. diggante Jolof ak Njàmbur ak Waalo nan la ñu mën a lëkkaloo ci seen biir ba nga xam ne dinañ tabax loo xam ne lii ku ci nekk da nga ciy gis sa bopp ba nga xam ne bu sa morom bëggee kii nga ne ko taxawal. fii ñu jëm ko ñun ñëpp fa jëm te njëriñ la. ku munta dem ñu puus la. ànd ak yow. bu ñu ñëwee dans les régions centre dans les régions sud. ba pare nag fexe ba mais réew mi mais ñi fi ji dëkk xam ko. ci lay Sénégal di gën a xam sax njëriñu gaz et pétrole bu ñuy wax. ci seen i gàncax ci seen i koom-koom. mais c'est que loolu bu ñëwee kon day fekk ñu préparer conditions infrastructures yi nga xam ne yii mooy tax saa yu ñu amee dërëm rek fu ñu ko dugal rek. xam nañ ko mu war a jur léegi. du toog fanweeri at door a commencé jur nga xam ne ba muy jur ña jëmbatoon duñ ko fekkee parce que pétrole beeg gaz bi xaalis la boo xam ne kaari lay doon da ngay génne jaay téye. mais bu fekkul. plan bi am bi bu ko distribuer ñu téye ba pare nag naan nuñ koy defee mais bu fekkee plan bi kii lu ñëw rek dañuy wax lii kat manqué woon na téeméer def leen fa la téeméer far mu mat benn yoon. mu nekk nag plan boo xam ne bii du lëkkale rek chemin de fer yi. mais loolu ban impact lay am ci décentralisation bu ñuy wax. mais décentralisation bi ñuy wax d'abord li ko gën a gëll góoseel moo di daf cee am lu bari loo xam ne politique da cee mbirum politique la waaw. parce que taf yëngal yi muy 1976 96 ba acte 3 bi. lu ci nekk ban koy xalaat su nin ko bindee boo ko liiree xam ne ñii ñi ko bind ay techniciens lañu. xam nañ li ñu bind. xam nañ njëriñ lu muy def ci réew mi. mais bu ñu demee ba di ko defar. boo ko appliqué. mais daal di ciy dugal lu ci bokkut. parce que bu ñu demee ba koy defar. mais ci la ñuy dugal. ay intérêt politique. pour ne pas dire politiciens yoo xam ni. bu duggee. mais dafay nasaxal li ñu bëggoon a def. mais est-ce que plan bu ñuy wax chemin de fer bi soo gisee mu am difficulté de lobby ñi xam ne dañoo nekk ci tali yi routier yi ñoo bëggul plan boobu chemin de fer am parce que bu amee xëy na am impact si ñoom lu ñu am comme économie. comme xaalis. Alassane ñun bi ñuy door a. parce que autoroute bi booy jaar autoroute bi fii moom autoroute Sénégal bi moom dañuy fay fii moom mu bu naaru laay la feeg mbuur rek di nga fay lu mu 6 000 et quelque. autoroute ay pour 45 kilomètres. man mi dëgg tubaab jalaaw xam naa ci. junni la par jour aller retour. loolu du yoon. xam nañ ñoo xam ne dañuy ñëw benn yoon dem toog ñaari weer dellu si. du yoon tubaab jalaaw fa lay xëy tous les jours. di ñëw seer na trop junni la par jour. seer na lool. junni par jour. c'est-à-dire da ngay prévoir ne tous les jours boo bëggee jógee jam ñaajo ñëw Ndakaaru mais c'est 5000 francs ngay paas. aller retour. xam nga ko du Sénégalais yi lambda ñoo fa jaar. mais Sénégalais lambda du fa jaar. budget la. te bu ñu defaree train bi nag xëy na. mais kenn dootu jaar autoroute. mais man ñun bi ñu nekkee ay xale yu ndaw di door a ñëw université di jàngale amoon nañ kuréel goo xam ne dañ daan tase professeur yu bari bokk ci kuréel yu bari discipline yu bari ñu di ko xalaat mais bokkoon na ci yéen gisoon ne le lobby automobile de France. Les industries automobiles de France. Peugeot kii nu mu teeti et autres. Renault pour ne pas les nommer. léegi japonais yi Nissan ak mais yooyu. ñoo xeex chemin de fer bi pour mu jóge fii. est-ce que loolu mu bokkul ci li tax chemin de fer bi am ay gàllankoor ci réew. mais dama ne. dafa laaj volonté politique laaj aussi décision. mais volonté politique mais fit a koy àggale. maa la wax loolu de. volonté politique ci Afrique pour développer am réew. billahi fit moo koy àggale. waaw bañ a ragal dee. waaw parce que nag am na ci réew yoo xam ne yii. fan àgg. damay citer toujours l'exemple rwandais ñu naan ma non yow non du affaire kii. kii mais dafa am loo xam ne fulla ak fayda ak fit. moo koy àggale. mu leer. c'est-à-dire bu ne ñun suñu njariñ mooy lii. ay lobby français ñëw taxaw ne non du fi amee mais bu amul du ci ñoom. ci ñun la. waaw parce que nag man du ma reprocher français ñuy seet intérêt France. wax dëgg yàlla. du ma reprocher français. ak anglais ak américain. ñuy wut seen intérêt bopp. parce que seen réew moo leen ñor. ñu ngi neexal Paul Kagame de. ni leen seen mais gis nga buñ fexee ba Paul Kagame. cey Paul. mi nga xam ne dafa xëy ne langue française bi doon langue officielle dindi naa ko fi. dugal anglais ñu teg ci fukki at France ci boppam pare ne
secrétaire général francophonie. nekk Rwanda waaw. mais kon France ni muy xoolee Kagame xoolee wu ko pays francophone yi. c'est la haute ñi nga xam ne stratégie. ñoo créé woon francophonie. stratégie la loolu. mais fulla ak fayda. moo ko may. ak fit woo xam ne wii mais dafa leen koy jaral. ñaareel ba moo di les lobbies ni ñuy def pression politique ma ngi ci pression économique mais li ci ëpp corruption la. lobby li ci ëpp corruption la. seen kees la ñu war a def dañuy ñëw ne bu ngeen defar ñu ne ñun saxaar lañ bëgg a defar parce que moo ñuy kii ñu fekk Mbaye Thiam mi ñu dénk defar saxaar ñu ne ko non saxaar gi nangam kii ñoom da ngay tardel kii bi. yenn saa sax fa laay waxee souvent échelon bu ndaw bi gis nga fonctionnaire yi ndaw yooyu nekk ci bureau yi ñooñu la ñuy suukar ñooñu ñooy saboter projet yi. mais gis nga projet. su gën a bëri. mais filière la. de compétence ñu ngi may déglu nag seen bureau yi ñëpp ci la ñu. waaw mais bu fekkee ne ñi war a defar projet bi am na ñoo xam ne dañoo taxaw ci ne ñoom projet bi bu jàllee njariñu réew mi la mais du seen njariñ. ñu ñëw fekk Mbaye Thiam ne ko léegi projet bi warta am mu ne gouvernement bi bëgg na ko ñu dindi nangami million jox ko mu fexe ba projet ba amut. saboté ko mais ñële ñi ko jox ñoom mais ci seen njariñ lañ nekk. ci seen njariñ lañ nekk. waaye ci réew mi nag ñoo war a taxawal fulla ak fayda joo xam ne jii ñun ñooy wax ne ñun kat lii mooy sunu njariñ lii sunu njariñ buñ koy def kun ci mën a àndal. xayrun suñ ci àndut ak kenn mais den ko def. parce que feebar bi ñu nekk nii bu yeewul kenn ci aduna yee la ci nga war a changer ni ngay comporté wu ni ngay gérer sa réew kon yow comprendre dara. mais Alassane gis nga man 2001 laa ñëw assemblée de l'université. di présenter projet d'enseignement à distance. lii ñuy wax tey téléenseignement. bi ma waxee ba pare. ndéem si yàlla Moustapha Souran recteur. dal di ne ubbi débat bi. ay collègues enseignants. ak ay étudiants. mais lañ ma fa wax keroog. mais bu ma nekkutoon ci nit ku nu boolee benn yar bi mais coow dina fa. waaw parce que lu ne lañu kii c'est de l'aventurisme nangam c'est pas sérieux nangam kii 20 ans après ñun ñu ngi koy def xam nga depuis 2001 ñu ngi koy def. ñu débat. gis nga bi mois de mars bi président de la République arrêté ne tëj nañ école yi. ñun suñu étudiant bi ñuy demat xam na ne ñun dañuy continuer jàng. en respectant le programme. or yooyu nag li koy indi Alassane moo di xam nga ubbeeku dafay laaj xalaat bu xarañ. xalaat bu xarañ. dafay laaj xalaat boo xam ne ki koy xalaat même bu ci amee njëriñam c'est superfétatoire njëriñu askan wi la. mooy prospective. ñun gisoon nañu parce que ñun science de l'information la ñuy def nag. intelligence économique. nit ñi dañ koy wax nii rek mais c'est un chapitre de science de l'information documentaire. ñun gisoon nañ ne dans moins de 20 ans am information stratégique. c'est capital. moo ëpp njariñ am alal. xam nga pétrole bi. ak gaz bi. ñun den ko jariñoo. mais bu nu amul intelligence économique. ci nuñ koy taxawalee. am information stratégique ci ñun bala suñ pétrole ak génn avant muy génn. kan lañ koy jaay. suñ ko koy jaayee. suñ ko jaayee nuñ koy defar kan moo mën a jënd kan moo mën suñ amul loolu bu jëlee xam pétrole bi duñ ko naan. duñ ko def ci lampe di ta. intelligence économique boobu prospective moo koy génn prospective bi nag xam nga fu mu wéeru. mooy dañuy jiital borom xam-xam yi ñuy wax. waaw si yoon. buñ waxee ba pare. réew de xam-xam moo ko yore. ñu ne ñiy décider. parce que ñiy décider mais ay borom xam-xam ngi ci biir. xam nga décideur politique ay borom xam-xam ñi ngi ci biir. mais bu borom xam-xam bi décider nañ wax nañ ne lii baax na nii lañ koy defee lii lay jariñ politiciens yi wala homme politique yi décideurs yi buñ koy def mais ala kulli an buñ ca gis seen bopp. nañ ci gis réew mi. parce que borom xam-xam moom buy xalaatul boppam. li muy xalaat mooy lii mooy gëstu bu génnee. lan lay jariñ askan wi lan mooy njariñ li lan mooy njeexital ji bu paree mais jébbal nu mu teeti xam foo dem ci àddina fekk fa muy réew mu développé mais xam-xam ko développé. bu leer. pétrole du développé gaz du développé xam-xam mooy développé. waaw foofu mooy la ñuy tëjee waxtaan bi sëñ Mbaye Thiam di la gërëm di la sant dem mbégte waxtaan ak yow tey ci li xamante ne moo soxal réew mi chemin de fer bi ak plan national développement du territoire bu ñu ko appliqué dañ ko war a appliqué jox ko gëddëm réew mi daan ci génn bu fekkee. ñi yore réew mi leen intéressé du seen bopp loolu bu ñu ko defee réew mi avancé di maanaam excuse yu ci auditeurs yi kii bi di Touré mi nekk maanaam yore chemin de fer Sénégal war na fi teew
waaye dafa am gàllankoor teewu fi waaye taxut tey suñu mbéy ci am ñu waxtaanee tey xëy na yaakaar naa dina am njëriñ pour nit ñi buñ ci bàyyi xel pour mun a avancer loo Sénégal bu fekkee Sénégal moo leen intéressé yéen a gërëm di leen sant yéen ñëpp ci débat bi.